simili ak juróom-benn moo toftalu si juróom-benn waxtu si ngoon tey jii si alxames ji fukki fan ak juróom-ñeent si kër atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn si gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax yi. li ci gën a fës di àtteeb ki nga xam ne moo di Lamine Diack foofu sa diwaanu tugal di France ki nga xamante ni bii it mooy Lamine Diack moom ginnaaw ki nga xam ne moo ko doon xelal si wàllum yoon di Habib Cissé bi ñu ko digloo ni ki démb nag moom si boppam Lamine Diack janoon nag ñi nga xam ne ñoo di àttekat ya si diwaanu tugal ñeen fukk fanweer ak ñaareelu tribunal bi nga xam ne moo nekk si diwaanu Paris nag doon seqanteeg moom laaj ak tontu waaye dafa mel ni turu doom ja Pape Massata Diack fësoon na lool si li nga xamante ni bii moo di àtte bi dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo si biir xibaar yi ak suñu ndaw li nga xam ne moo ñu toogal ci diwaanu Paris biir xibaar yi tamit dinañu xayma li nga xam ne moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus ak li nga xamante ni bii moo jëm ci séddaleem dund mi ak li nga xam ne moo di force Covid 19 ñoom ñi nga xamante ni bii bis ni ki tey dafa mel ni nag def nañu seen ab bilan ak li nga xamante ni bii moom lañu doxal boobe ba léegi ci njiital ki nga xam ni moo di général François Ndiaye lépp loo xamante ni bii def nañ ko ci ay jéego bi mbas mi dooree ba léegi fii ci réewum Sénégal becc nañ ko ci kanamu ñi nga xam ne ñoo di teskatu xibaar yi dinañu wutali diwaanu Touba Mbacké foofee nga xamante ni bii kuréel gi yëngu ngir wàllum ci carte yi lépp loo xamante ni bii moo jëm si ragal yi nga xam ne mooy doxal ndox mi ndoxum taw mi nga xamante ni bi nag ñu ngi ci dugg nawet bi daanaka door na si réew mi doon loo xamante ni bi nag tax nañu wutali foofee nag ngir waajal loolee ba mbënd bañ fa wutu waaye ñi nga xamante ni bii ñoo di waa ONAS ñu ngay xital bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di askan wi ngeen ñu gën a bàyyi seen xel si li nga xamante ni bii moo jëm si googulee wàll ba loolee ñuy bëgg nag mu mën a artu ba li nga xam ne moo di mbënd mi du fës sa diwaanu Touba Mbacké rawatina si Sénégal gi yëpp lii mooy li nga xamante ni bii moo fës si xibaar yi yaatal gi nees kis lay doon. mbokk yi dal leen ak jàmm xibaar yi si wolof si yaatal si ngoon gi dañ koy doore si diwaanu tugal ak àtteeb ki nga xam ne moo di Lamine Diack door nañ ko nag fan yi yëpp ñu ngi si sax waaye bis ni ki tey moom si boppam Lamine Diack nag doon na janoog ñi nga xam ne ñoo di àttekat yi si diwaanu tugal laaj ak tontu dox si digganteem ak moom ñi nga xamante ni bii ñoo di juge yi ak ñi nga xam ne ñooy àtte so robo l'avocat ya ki nga xamante ni bii moo di turu doom ji nag fësoon na si loolu di Pape Massata Diack ginnaaw boo xamante ni bii doon nañ ko laaj moom Lamine Diack lan moo dugal loxoy doom ja si li nga xam ne mooy mbirum njuuj njaaj ak laal am njoll wala dorog boo xamante ni bii moom la ñu wax ne dafa taqook moom ba waral am leen teg moom depuis 2015 ba léegi mu ngi am fi nga xam ne moo di sa diwaanu tugal doon loo xamante ni bii àtte ba ginnaaw bésu bu njëkk bi nga xam ne déglu nañ ko ki nga xam ne moo ñu koy nettali di Abdou Latif Diop mi nga xam ne mooy suñu ndaw la ñu toogal ci diwaanu tugal. procès Lamine Diack bi tàmbali fii ci Paris commencé nañ kat dugg ci biir mbóodi tey jii nag ci alxames ji Diack taxaw na temm jàkkaarloog juge bi fas yéene répondre ci question yi ñu koy laaj yépp te du ci dellu ginnaaw sama doom ab voyu la lii Lamine Diack répondre biñ ko laajee ne ko lu tax Papa Massata Diack bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci dossier dopage yi bay joxe xaalis pour ñu mën di ralentir ay procédure Papa Massata Diack moom dafa impliqué woon ci dossier dopage bi ndax moo doon jël enveloppe yi nee nañ di ko distribuer yenn officiel wu IAAF pour ñoom kat ñu gëmm ci mbir mi ba bañ a topp allergies yi nga xam ne dañ leen doon tuumaal ne ñoom kat dañoo am dopage waaye Lamine Diack waxaat ne moom biñ ko waxee ne ko sa doom bokk na ci ñi la gérer dossier corruption bi ak dopage bi nee na moom kat dafa jaaxle woon xamutoon nu muy def ndax xaaru ko woon ci Papa Massata Diack Papa Massata Diack ci boppam moom tribunal di ko toppe mbuxum moomu ndax nee nañ moom li nekkoon liggéeyam mooy agent marketing mais pas un membre des officiels de la commission dopage kii di Lamine Diack moom kat nangu na ne jox na 50 000 euros administrateur antidopage bii di Gabriel Dolé parce que kii di Gabriel Dolé dafa doon door a takkaat jabar te da doon dem en retraite ba sax beneen chèque 100 000 euros joxaat nañ ko pour li ñuy wax soldam tout compte ginnaaw day jógee IAAF dem retraite yeneen officiel yu mel ni Péric Garnier ak kii di britannique bii di Nick Davis ñoom itam jot nañ seen wàll ci xaalis bi suñ sukkandikoo ci mail yi nga xam ne moom la tribunal wax ne Papa Massata Diack moom moo ko échangé ak papaam pour que ñoom ñu jéem a ralentir procédure bi jéem a xool kat nan la ñuy def
ba athlètes yooyu kenn du leen suspendre ba championnat yu 2013 yi jeex ca Moscou. loolu nag kii Lamine Diack bañ na ko ba tëdd ca naaj wa taxaw na nee na loolu kat bi mu koy def nekkutoon ne da leen a bëgg a corrompre wala pour ralentir les procédures waaye dafa bëggoon juste xaar sanction yi ba championnat bi di jàll pour championnat yi bañ a yàqu te aussi pour bañ sponsor yi daw ba nga xam ne la santé financière bu IAAF da ci xaw a am ay jafe-jafe loolu la ci doon bañ. débat yi nag mi ngi continuer fii ci Paris partie civile bi ñoo jël kàddu di interroger Lamine Diack waaye Lamine Diack kat moom ànd na ak dal ak confiance pour répondre ci question de fonds yi. Abdou Latif Diop Paris iRadio. Abdou Latif Diop kàddu yi nga xamante ni bii moom Lamine Diack seq na ko ak ñi nga xam ne ñoo di àttekat ya tontu yi nga xam ne tontu na ko lépp loo xam ne mooy ay leeral nag si kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fa moom la ñuy ànd ak ki nga xam ne moo koy layool si boppam di avocat am Simon Ndiaye si boppam di dellusiwaat si kàddu yi nga xam ne Lamine Diack dikk na si ak li nga xamante ni bii moo jëm si bis bu njëkk bi nga xam ne déglu nañ ko. président Lamine Diack li mu wax tey dafa leer nañ dafa ne mosul ñaan waa Russie ñu may ko xaalis pour campagne électorale sénégalaise nee na que moom mosul jot xaalis bu jóge Russie pour jox ko waa Sénégal ci yëfu politique yëfu élection donc loolu moom leeral na ko tey. te moom socialiste yi la votéwul Macky Sall. nee na moom socialiste la mos a nekk participe na assise nationale donc bu ñuy wax premier tour waa socialiste waa famille socialiste la faral. donc lien bu ñuy def fii diggante Macky Sall ak Lamine Diack nee na loolu amul parce que yëf yi ñuy wax fii yëpp nañ fàttaliku ne fin 2011 la donc on n'est pas encore ci deuxième tour ñu ngi woon avant même premier tour te nee na moom avant premier tour mosul ñaan xaalis waa Russie mosul jot xaalis ci waa Russie. waaw lu ñuy seetlu aussi est-ce que bu ne doomam bi voyou la est-ce que nekkul di ko dugal. non président Lamine Diack mosul wax ne doomam voyou la dañ ko won benn kayit benn email président bi ne ko kayit bi sa doom moo ko bind lii la fiy wax lii la ciy wax mu ne lii de moom bu dee moom moo ko def kon li mu def baaxul loolu yëfu voyou la. mais dafa ne bu dee loolu dëgg la bu dee loolu moo ko def te xam nañ ne moom gëm na ne doomam defu ko donc loolu la ñu war a jàpp. Simon Ndiaye mooy layool ki nga xamante ni bii moo di Lamine Diack sa diwaan tugal François Ndiaye général François Ndiaye mooy ki nga xamante ni bii moo jiite kuréel gu ñu duppee force Covid 19 di kuréel gi nga xam ne mooy taxaw nag askan wi ak lépp loo xam ne moo jëm si wàllum dund gu jógee si nguur gi war a jëm si ñoom jamono ji nga xam ne ñu ngi nekk si mbas mi di coronavirus ñoom si boppam nag bis ni ki tey def nañu ab janoog taskatu xibaar yi ngir xayma seen liggéey bañ leen ko joxee ba léegi ginnaaw bi nga xamante ni bii ñu ngay fànq li nga xam ne moo jëm si mbas mi di coronavirus teewoon dañuy nettali li nga xam ne moo jóge ci boobu leen ndaje di Moustapha Gabar Diop moom Moussa Fall ñoo àndoon. bile doon seen ndaje bu njëkk ak taskatu xibaar yi kii di général François Ndiaye ñëwaat ci liggéey bi ñu leen dénk ñoom ñi di waa comité de suivi force Covid 19. de relever tout manquement dans l'organisation. dañ doon xool ndax liggéey bi nu mu war a demee noonu la demee maanaam kayit yi ndax mat na ndax ña ko war a joxe nañ ko ndax ñi ci war a jot nañ ci tamit xool tamit ndax nit ñu ci doon jox mbir mi ndax ñoom loolu ñu leen doon jox doy na leen daf ñu doon jàppale tamit ñu am registre boo xam ne day gën a baax ci xam ndóol gi nan la toll ci réew mi ngir ëllëg suñu waree defaat leneen loo xam ne daa jëm ci mbiru ndimbal mu mën a nekk loo xam ne day gën a efficace. tout en améliorant la gouvernance sanitaire. seddale dund bi doon li gën a tuuti ci seen liggéey waaye doon li gën a indi coow. les gens qui ont effectué. mbir mi nag dañoo tàmbalee ci lu jëm ci mbiru dund gi nuñ koy seddalee ak ndimbal goo xam ne nguur gi da koo yëkkati woon jox ko population bi waaye yemul foofu rek ñun mbir mi suy gënte jëm ci kanam war nañoo dem ci yeneen pàcc yoo xam ne ñoom tamit jot nañu ci fond Covid 19 bile. ndax ñooñu tamit war nañ leen saytu xool koppar gi ñu leen jox fan ak fan la jaar nekk na mbir moo xam ne suñ ko saytoo bu baax a baax après dinañ ci defar ab rapport su rapport boobu nag kenn rek lañ ko war a jox mooy njiitu réew mi président Macky Sall waaye nag lenn am na ñun dañoo war a leeral population bi kon nag dinañ def suñu devoir maanaam toog wax leen li xew.
on vient d'ajouter. comité bi di fàttali yeneen aksu seen mission ngir mën a daan mbas bi la. Maintenant, on a commencé sur. ña doon def ciblage bi ci boppam yenn saa yi ñooy ñëw te ñu wax nañ ñii jotuñu ak ñii tamit war nañoo mën a jot te ba léegi ñoom tamit amaguñu day wane rek ne mbir mi doyul te ñëpp xam nañ ko waaye nag mbir mi su fekkee yenn saa yi day tóol ñiiti waa maire yi ñoom ñooy ñëw dolli ci su fekkee lu ñuy dolli tamit doyul ba léegi nguur gi moom mooy jëlaat xool nan lay def ba yokkaat loxoom comme na mu ko defee ak programme 100 000 foyers yu yees yi le comité de suivi force Covid-19 dem na ci juróom-ñaari région liggéey boo xamante ne dina continuer semaine bii di ñëw ngir mën a daj 45 départements yu Sénégal. Moustapha Gabar Diop jamono joo xamante ni bi nag réewum Sénégal mu ngi wàññi ñi nga xam ne ñoo tëdd si lal l'hôpital yi tey feebar bi di coronavirus tëral leen lim baa ngi si junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeenti doomi aadama yoo xam ne ñu ngay tëdd nekk sa loxoy fajkat ya ginnaaw xayma gi nga xam ne def nañu ko di yëgle téeméer ak ñaareel bi lu tolloog téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti way tawat yu yees ñoo dolleeku waaye tamit dafa mel ni am nañu ñu faj ba ñu wér toll nañ ci téeméer ak juróom-ñeent buñ sukkandikoo si Marie Xemes Ngom Ndiaye mi nga xam ne mooy directrice de la santé. ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak fukk juróom-ñeent dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak ñaar ñoom ñoo nga xam ne cas contact la moom la suñ bëri bu liggéeykaay yi di topp te di ko saytu am juróom-ñaar yoo xam ne cas communautaire la ñoom nag ñu ngi leen di topp tey ci diwaan yi Plateau am na ñaar Maris am na benn Golfe Sud am na benn Wakhinane am na benn Hann am na benn Diamniadio am na benn Grand Yoff am na ñaar Parcelles Assainies am na benn Xaar Yàlla am na benn Fass Mbao am na benn Hann Maristes am na benn HLM Nimzatt am na benn yooyu yëpp nag fii ci Ndakaaru Kaolack am na benn Richard Toll am na benn jël nañu tey téeméer ak juróom-ñeenti malade yoo xam ne bi ñu leen saytoo seen yaram gisatuñ ci doomu jàngoro ji Covid-19 ñoom wër nañu am nañu nag ñaar fukki cas grave yoo xam ne ñu ngi ba léegi si suñu bërëb bi sewetaas yi ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan. Marie Xemes Ngom Ndiaye directrice de la santé Covid-19 di mbasum coronavirus bàyyiwul sax benn secteur rawatina secteur yi nga xam ne ñu yëngu si wàllum koom ñi nga xamante ne bii ñu yëngu si napp gi ñoom dafa mel ni seen koppar yi nga xam ne moo doon jugee si li nga xam ne ni bii mooy seen liggéey lu tolloog téeméer boo jël juróom-benn ñu ngi koy ñàkk jamono ji si àdduna wërngal képp la nag si xayma googee nga xam ne mu ngi tukkee si kuréel gi nga xam ne moo duppee FAO fii si réewum Sénégal jeexital yi nga xam ne def na ko si ñi nga xam ne ñu yëngu si wàllum napp gi it ñu ngi koy seetlu bu baax a baax nekk loo xam ne it war nañ ko joyanti buñ sukkandikoo ci Salif Samb mi nga xam ne mooy directeur général kuréel gi ñu duppee Sangomar moom li mu wax moo di nguur gi si boppam nag gëstuwaat bu baax a baax ñooñu nga xam ne ñoo yëngu si wàllum napp gi lu ko mooy rek làmbaay dina ñaaw ay kàddoom la ñuy teewlu si ki nga xam ne moo ko taataan di Pape Alioune Sarr. Covid bi day am moment boobu nag dafa laaj benn genre résilience boo xam ne war nañ ko mën a am pour mën a continuer le travail parce que nit ki tamit comme ni ñu ko waxee rek jox ko mu dem nappi moo gën nga jox ko xaalis pour mu lii donc soo ko jàngalee napp te ñoom comme ñoom ñu ngi ci napp bi nañu jox moyen yoo xam ne dañu mën a continuer di demaat di am essence di amaat matériel bi continuer géej gi mareyeurs yi mën a amaat ay matériel boo xam ne dina leen permettre ak ay fonds de roulement boo xam ne dinañ mën a continuer di jënd moment bu métti bi femmes yi tamit seen stock bi ñu perdoon état bi na ko ñëw jënd stock bi boole ko ci distribution des ressources comme ni muy defee ceeb bi parce que tamit village yi amuñu ay congélateur amuñu comme la ñu soxla mooy jën bi nga xam ne géej yi beeg ak kii bi lañ soxla ak keccax bi donc stock boobu nga xam ne mënut frontières yi mënatuñ ko ubbi ba ñu mën ko jaay ay Bamako jaayee ko ay Burkina na ko état bi jënd stock boobu jàppale leen ci jënd ko ñu jaay ko boole ko ci distribution de l'aide alimentaire bi ñuy def pour que mu mën a dem dans les villages et puis mu sauver parce que su ko deful rek c'est 200 000 personnes au niveau des femmes qui vont souffrir dañoo xam ne dañoo jël ay prêts te xamul naka lañ koy fayee parce que dañoo xam nañ ne accès financement bancaire yi dafa métti si domaine de la pêche parce que parfois maintenant soo waxee ñu naan y a trop de risques dans ce secteur là moo tax état bi di jël ay matuwaay avec gis nañ ne yenn yu mu créé DER bi mu ngi jàppale un peu pêcheurs yi di jàppale mareyeurs yi mais loolu foofu la war a continuer il faut que DER bi gën fi taxaw avec son gouvernement ak le ministre de la pêche jàppale acteurs yi
pour ñu mën a continuer seen activité sinon rek insécurité alimentaire dina fi am ci Sénégal c'est plus de 600 000 emplois dans le domaine de la pêche. wàllum napp googee ba léegi réewum Sénégal dafa mel ni gàntal na lu ëpp juróom fukki bateau yoo xam ne dañoo bëggoon a ñëw napp fii si waaxi réew mi loole nag di dogal goo xam ne mu ngi tukkee si kilifa yi réew mi nga xam ne ñoo ngàlloo lu ni mel si réew mi nag nekk loo xam ne ki nga xam ne moo di secrétaire général bu conseil national interprofessionnel ñi yëngu si wàllum napp gi di kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñi nga xamante ni bii ñoo xellu lool si wàllum napp gi si réewum Sénégal ñoom mu rafetlu ko lool nag ne yooyu les bateau daanaka bu ñu ñëwee fii dañuy waabale jën yi nga xam ne ñoo ëpp ndawal lool te loolu du baax si li nga xamante ni bii moom la ñuy wax sécurité alimentaire maanaam am dund gu doy goo xamante ni bii lépp doo ko jëggaani si réew mi lay jógee moom ba léegi la ñuy teewlu ay kàddoom Babacar Sarr si micro Pape Alioune Sarr. jeexital bi moom vraiment jéggi na dayoo parce que suñu xoolee ressource bi nga xam ni li nga xam ni moom la bateau étranger yooyu di pêcher mooy li ñuy wax ne c'est un stock partagé la. mooy diggante Sénégal ba Sierra Leone soo xoolee mooy pélagique bi day jóge foofu di dem ba di longer façade maritime bi donc loolu su fekkee ni Sénégal li ëpp ci Sénégalais moom la ñuy consommer loolu suñ ko seetaanee dafay vraiment dina am problème trop te bëgg nañu soo xoolee ñuy xeex problème licence yooyu mooy que ressource boobu ci lay Sénégalais yi di dundee li ci ëpp bokk ci Sénégalais yi donc il faudra que foofu tim ñu looloo tax ñu jóg pour dire non à ces licences là parce que licence yooyu suñu seetaanee tuuti rek di joxe ay licence ci espèces yooyu te defuñu ci attention sénégalais yi duñu lekk di jën. dina sonal nappkat yi dina sonal mareyeurs yi dina sonal femmes transformatrices yi parce que sax soo xoolee sax surtout suñu femmes transformatrices yi li nga xam ni sax ñu ngi ko doon am di ko transformer amatuñ ko sax avant feebar bi donc feebar bi ñëw dolli ci loolu lu mbiru fi ni licence yi ñëw dolli ko ci loolu donc vraiment day poser problème yu rëy. wax si leneen di kuréel gi nga xamante ni bii mooy wàllum assainissement si réewum Sénégal di ONAS ñoom nag dañoo wutale woon sa diwaanu Touba Mbacké ngir larte ak sikkiwaat li nga xamante ni bii moo di régal yi nga xam ne moo yóbbu ndox mi ngir waajal lépp loo xam ne moo jëm si nawet ba ngir bu ñu yeggee si nawet bi rek nga xam ne daanaka léegi ñu dugg si fii si réewum Sénégal am na gox yoo xam ne sax jot seen ab taw si réew mi muy loo xam ne war nañ ko waajal bu ñu bañee mbënn ma sonal leen waaye ñu ngay soññ bu baax ñi nga xam ne ñoo di askan wi ñu gën a bàyyi seen xel si loolee bañ a fàtt li nga xam ne moo di régal ya bañ caa dugal ay mbalit ak lu ni mel ngir buñ ko defee rek nawet buñ ñëwee dina métti lool si ñoom kañu teewal sa diwaanu Touba la ñuy fekki moom mi nga xamante ne bii fekki na li nga xamante ne bii moo di ci Kartiga ak ngir Lartiga Gora Ndaglo ak Thierno Faye. it moyandiku lépp lu di mbënd office national de l'assainissement du Sénégal amal opération curage pré-hivernal ci Touba Mbacké loolee tax ñu indi jumtuwaay yu am solo ngir antul lu ni mel mu ñu sukkandiku ci chef de service régional bu ONAS. ci daaw ñoo ngi nekk en partenariat avec les autorités religieuses xalif bi depuis daaw xam ngeen xalif bi dafa joxe woon ndigal nañu curer réseau bi taalibe yi jiituñu si yemul woon si loolu rek mais bokkoon na si liggéey boobu aussi débranché ñi nga xamante ni dañ see raccordé seen i fosse daaw defoon nañ si jéego bu rëy ren yi tamit liggéey nañu ak ñoom donc dafa fekk rek ki ñu si àndaloon si liggéey bi waxtu bi dañoo nekk si yeneen liggéey moo tax ba gis leen fii waaye ba tey ñu ngi si loolu donc ku ñu gis koo xam ne dafa raccordé ñu dindi ko. njiital service régional bu ONAS boobee broxlu ci occasion bi ngir ñaawlu doxalinu yenn ci askan wi di jëfandikoo canal d'évacuation yi ci yeneen i anam yu bokkul. di si mën a jàngat léeg-léeg comportement nit ñi mu ngi changé tuuti si exemple bi ma si joxe moom mooy boo xoolee Mbàkke daaw suuf suñu génne woon si réseau bi ñiy jàkkaarloog réseau bi ñoo koy ñaanaat di ko sëkkee seen i biir kër waaye ren gi li ñu fa génnee si suuf su ñuul la. lu mu wone rek moom mooy ndoxu taw kese doxatul ci réseau boobu donc loolu rek muy feeñal ne nit ñi ñu ngi soppi ay jikko ñu ngi commencé di sotti ci réseau bi ay ndox yu dul ndoxu taw. ci Touba naka noonu ci Mbacké ONAS fattar ñi canal yi naka noonu it manqué it yenn ci station de pompage yi ngir waajal la nawet bi ñu dëgmal.
Gora Ndaglo ginnaaw seetu bërëb yi nag ñu wax ci seetu jëmm yi rawatina tànki doomi aadama yi rawatina ñi nga xamante ni bii ñooy sol ay dàll yoo xam ne day tëju seen i tànk tax ñu mën a xalaat nag lépp loo xam ne moo di xeet ga nga xam ne moo ci tukkee ñu koy wax camembert nekk fursa ci bis bi nga xam bëccëg bi nga xam ne moom la ñu jagleel lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum cetuk tànk ngir def ci ab gëstu ki nga xam ne moo di Mamadou Lamine Fati wër na dajek yenn góor yoo xamante ni bii ñoom mbir mi daanaka bu leen dalee day nekk loo xamante ni bii day nuru sax gàcc ci ñoom soxna yi ñoom mel ni am na ay pexe yoo xam ne moom la ñuy def ngir xeet yooyee bañ a des seen bërëb saa bu ñu yegsee géejawaay la ñuy wutali ànd ak Mamadou Lamine Fati ci gëstu bi. cetum tànk doon na li nga xam ne am na solo bu baax a baax ci nit ki le xam na ci dara moom tànkam yàgg naa xeeñ camembert. waaw mos naa camembert kay waaw daan naa camembert moom waaw daraan xëy ñu ko nu kay di ma sonal moom mais instant yi moom dalatuma waaw parce que damay sol kawaas damay daal dama koy raxas ba mu set waaw même temps su ma koy sol tamit bala ma koo sol dama ciy def carbonate waaw bii carbonate bi laay jël gis ko ci biir door koo sol su ma ñëwee ba sumi ko ma weer ko ci naaj bi waaw looloo tax ma tàqali ko ak moom quoi waaw instant yi moom dalatuma. ndaw sile mu ngi dund ak borom këram bés bu ne dana mujjee génne dàll borom këram boobule te taal cuuraay ci néeg bi ngir mu mun a am xet bu neex. sama jëkkër de bu wàccee moom tànkam yi di xeeñ xunnu dàll mi laay obligé teg ko ci biti mu fanaan foofu noonu ba suba nga jël néeg bi def si cuuraay def si gowe pour xet bi mun a deñ parce que camembert moom wax dëgg yàlla doo mën a dëkk ak moom xeeñ na trop. kii la moom mu ngi fàttaliku bu baax a baax xet bi nga xam ne dàll yi ñu ngi ko doon xeeñ tey jile moom am na ab saafara ci toppatoo tànkam yooyu le. wax naa camembert kay sol kawas rek waaw kawas yu bees waaw non day am odeur kay waaw raxas sama tànk sol sama kawas rek. toppatoo sa setub yaram doon na tamit toppatoo sa setub tànk di ko raxas bés bu ne di sol dàll yu ibbeeku doon na li nga xam ne dina la aar bu baax a baax rawatina sa tànk yooyu le duñu xeeñ camembert. Mamadou Lamine Fati xam naa moom Babacar Ndaw Faye laajul ki nga xam ne moo di Gana Gueye nan lay toppatoo ay dàllam ginnaaw bu jógee ci entraînement bi loolee la ñuy wutali sax ci ki nga xam ne moo di joueur Sénégal bi nga xam te ne bii mu ngi nekk foofu ci diwaanu Paris Saint-Germain am entretien bu am solo bu yaatu boo xam ne seq na ko site bi di emedia.sn yaatu loolu it ci bànqaasu emedia yi yëpp nag ginnaaw bi nga xam te ne bii dellusiwaat na ci li nga xam ne mooy tëju gi ñu tëju woon ràpp ñu tubaab duppee ko li nga xam ne moo di confinement liggéey bi nga xam te ne bii mu ngi koy amal ak saison bi nga xam ne moom la ñu nekk ci diwaanu Paris Saint-Germain rumeur yi nga xam te ni bii moo di wax ji jib ne moom dafay waaj a jógee foofee sa Paris Saint-Germain wala dañ koy waaj a jaay loolu yëpp nag tontu na ko ki nga xam te ni bii moo di Babacar Ndaw Faye moom mi nga xam ne yaatu na loolu waxtaan wi mu seq ak moom ñu teewlu ci ab jukki. Bon, j'ai l'habitude de ces rumeurs-là. man tàmm naa rumeur yi ni mel mercato bu jot bu nekk dañ may tudd benn club boo xoolee mois de janvier bi nga xamante ne bi ma ñëwee Paris Saint-Germain tudd nañ ma 6 mois après tudd nañ ma ni damay dem Chelsea donc man tàmm naa li ni mel sama diggante ak Paris Saint-Germain lépp mi ngi jaar yoon ndax lu bari damay déggante ak directeur sportif bi te musuma wax waxu dem wala saa waxu mercato kon buñ ciy wax itam du loo xamante ne dama ciy bàyyi xel trop jàpp naa ni nit ñi dañuy wax pour wax rek parce que ci mercato la nekk ak itam jamono ji amul lool lu bari loo xam te nit ñi dinañ ci wax. Marché de transfert parce qu'il y a pas grand-chose en ce moment-là. Sékou Seydi moo tekki kàllaamay ci wolof kàllaamay ki nga xamante ni bii moo di Gana Gueye waxtaan wu la xam ne war ngeen ko mën a digluwaat nu mu gën a yaatoo nag ci site bi nga xam ne moo di emedia.sn mbind maak vidéo baak lépp loo xam ne moo di jëm ci man koo joyante ba nga mën koo yëg lépp mu ngi ci tamit ci branche yi nga xamante ni bànqaas yi mboolem yu ñu lëkkale ci li nga xam ne moo di eMédia moo xam ci YouTube baak réseaux sociaux yëpp di ngeen fa mën a fekk woowule waxtaan nga xam ne yaatu na lool Gana Gueye seq kook site bii di emedia.sn 21h30 di nga mën a am tamit reportage bu mag a mag boo xamante ni bii Amago Robert Niang def na ko ci gox bi nga xam ne moo di Point E lépp luy taarix xam dinañ ci mën a ànd ak ñoom waaye laata ñuy yëkkati xibaar yi di leen sant di leen gërëm beneen studio ba ki nga xam ne moo di Khalifa Diakhaté mu ngi fa fare ngir wéyal li nga xam ne moo di la totale bi nga xamante ni bii moo jëm ci mbooleem li nga xam ne mooy tënk xibaar yi ci li nga xam ne moo di kàllaamay wolof ak nasaraan yàlla mi borom jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla may panaanam jàmm ba ëllëg incha allah.